jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li si gën a fës te am yéen faram fàcce ko ñu jàpp ne toogaandaay ñaxtu gi waa FEDER woote woon suba tey jële ci buntu ministère bi yore wàllu njàng mi ñu jàpp ne kon loolu yi mujj tam alkaati ñoo fekk tasara leen laataa ñu cay jàpp ñaar ci ñoom ci jamono ju jële waa groupe G6 di mbootaay gi dajale kuréelu syndicat yi ëpp jàngalekat yi ëpp doole kon ci réew mi ñoom ña nga woon fële ci Kaolack di amal ab doxum ñaxtu lañuy sàkku ci nguur gi daane la te mooy mu sàmmonteeg accord muy dépôt yi nga xam ne ni jotoon na koy xaatim te ma doxoon ci seen diggante ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne nii moom lañ ci indi ñetti weer moom la liggéeykat yi nekk ci UCG di kër gu yëngatu ci wàllu mbalin mi toog jotuñu ko seen i payoor muñ nañoo muñ ba fi mu toll nii seen bu nga xam ne muñu kaay fes na dal seen i payoor la ñuy laaj ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal njàq rek tiitange moom la woy jur ndongo yi nekkee foofee ci diwaanu Louga dund jamono ji gannaaw ba ñu yégee li xew fële ci diwaanu Touba xew ko fële ci diwaanu fële ci Petit Mbaw lu ni mel nag la ñuy bañ mu am ci seen diwaan boobee moo tax ñu yëkkati seen i kàddu di sàkku ci kilifa ñu yokk kaaraange gi ci buntu école yi ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg leer la yu tukkee ci Omar Kayre bu la yàlla nag nattoo ba nga dox ba dugg ci douche publique yi maanaam wanak yi nekkee ci mbedd yi bu boobaa daa màtt sa baanaam wi ceex est-ce que sax doo fa jaare génne waale ab feebar ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg reportage gi ci soxna Jëmb Mbay def kon mbokki li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamualeykum. bismillah ci xibaar yi askan wu dëkkee fële ca Tesere Ganjool nelawuñu bi que géej gi moo faqati kon daal di nangu seen dëkkuwaay yile gannaaw nag bañ joxoñe ab baaraama tuuma nguur gi ne moo leen yóbbee situation bi ñuy dund ñoom askan wi ñu ngi sàkku ci kilifa ñu dimbali leen ci ay terrain ba ñu mën a toxu ba sori géej gi Lamine Baraka moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. comme ni nga ko gisee Gabriel ñun depuis 18 heures ñoo ngi sonn. bël bi sonnal nu puisque léegi fii Tasner bël nekkatu fi mais géej la ñu dëkkal kër yu bare tey noo ngi daanu miir yi woon si boori kër gi daanu te amuñu dara lu nga xamante ni moo ñu protégé fii digue de protection amu fi dara amu bu vague yi ñëwee directement lay dem dans les maisons de telle sorte que kër yu bare tey ñoo ngi suuf ñu bëgg nag di ko commencé si mairie bi ñu jàppale population yi nga xamante ni ñoo nekk si booru dex gi au moins jox leen ay parcelles nga xamante daañu mën a jóg tey mën am seen ñaari néeg yu ñu fa def tey koo gis tey ñooy gàddu ñaa ngi gàddu seen ay bagages di dem di dëkk si kër voisins yi di demander aussi président de la République puisque lii c'est l'état du Sénégal qui l'a fait état du Sénégal ñoo creuser brèche dans la commune de Ndiébène Gandiol creuser wuñ ko feneen si biir commune Ndiébène Gandiol lañu creuser brèche bi mu nekkoon 4 mètres tey mu nekk presque 7 kilomètres lépp si biir commune Ndiébène Gandiol état bi nag il faut que ñu jël pleine mesure problème bi nga xamante ni moo am fii jàppale population yi ñu mën a am fu ñu dëkk jàppale leen pour ñu mën a fi jóge waaw loolu la appel boobu la ñuy lancé di wax nag mbokki Gandiol yëpp daal di naan tey noo ngi si ay jafe-jafe. kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Lamine Baraka ñu wéy ba tey ci xibaar yi toogandaayu ñaxtu gi waa FEDER doo woote woon suba tey jëlee fële ci buntu ministère bi yore wàllu njàng mi alkaati kan ne jàpp ni kon doxum ñaxtu googee mujjut am alkaati ñoo la fa fekk tasaare leen laataa ñoo cee jàpp ñaar ci ñoom la ñuy sàkku bokk na ci Serigne Mbaye Thiam jóge ci bopp ministère bi teg ci waxtaan yu nguur gi amal ñu boole ci mbootaye syndicat yile lu jëm ci manifester boobee daañu ci dellu sax incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar ci jamono joojule waa groupe G6 di mbootaay gi dajale kuréelu syndicat jàngalekat yi ëpp doole ci réew mi ñoom ña nga woon fële ca Kaolack di fa amal ab doxum ñaxtu la ñuy sàkku ci nguur gi lenn la tey mooy mu jéem a sàmmanteeg accord muy dëppoo yi doxoon ci seen diggante lu jëmit ci xibaar bi daañu ci dellu soit ak suñu naatangoo bi di Alassane Ba ñetti weeru yàlla moom la liggéeykat ya nekk ci UCG du kër gi yëngatu ci wàllu mbalit mi toog jotuñu ko seeni payoor muñ nañoo muñ nag ba fi mu toll ni seen waxande mu ñu kaay fes ne dal seeni payoor la ñuy laaj Babacar Sow moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro soxna Fatou Bintou Diouf. ñun ñoo yor wàllum tëli bi ñun ñooy dindi suuf si ci tëli bi désablement bi ñun ñooy bale suuf si ba mu set dindi ba mu set te depuis boobu leen nag ñu ngi liggéey mënoon nañ grève comme ñëpp mais grève wuñu ñu ngi toog di déglu di leen liggéeyal te dégg nañ si ñoom ñoo xamante ni ay borom moto yoo xamante ni ñu ngi jaar ay superviseur dañuy jaar laaj ñu ba xam fayeeku ngeen ñu ne leen non ñun fayeeku wuñu ñu ne ñu fayeeku wala depuis boobu ba léegi ngeen topp di liggéey
te waa UCG ñoom jot nañ xaalis am nañ xaalis comme yéen bokkatoo na ci liggéey bi. ñun ñoo nekk VDN ba ñoo yor secteur VDN ba jàpp foire côté boobu yëpp ñun ñoo fa nekk. seenu ñëw mais ba ñëwee nag li ñu waxoon ak li ñu gis bokkul te ñun ay borom famille lañu dañuy paas di xëy si dañuy lekk dañuy naan yor papa yor yaay di fay luwaas. mobiliser nañu dem bureau toog ak moom waxtaan ak moom mu expliquer ñu ne ñu moom Azurut moo ñu war a jox xaalis ñun suñu yoon newul ci Azurut lijjantiwuñu Azurut xamuñu koy Azurut UCG lañu sol kon ñoom nañu fay suñu xaalis ñun suñu yoon newul ci UCG ci Azurut ñoom nañ taxaw ne Azurut moo leen war a jox xaalis wax nañ ñaari wax la ñu wax ba ñëwee dañ ne Azurut moo leen war a jox budget ñu jógewaat foofu ñu indiwaat ñu ne trésor moo war a génnewaat xaalis kon ñun gëmuñu lool. dimanche sax dañ ko doon liggéey amul benn jour bu ñu noppaloo ngir yàlla war a suuli ñu ngi dékk suñu loxo yi di ñaan ñëpp nañu jàppale ngir yàlla war a suuli ñu fay suñu xaalis daal lañ soxlawuñu leneen. mu nga loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Babacar Sow feebar faju nag doon lu jafe tey fi li nga xam ne nii moom moo di ci hôpital Aristide Le Dantec li ko waral moo di liggéeykat yi ñoo nekk ci gréew ab toogandaay ñaxtu moom la ñu amal démb di sàkku ci nguur gi mu fay leen seen ñaari milliards yi mu leen ameel teet ci seen maternité ba fa nekk ñu ubbi ko Aïda Mbeng moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Xoxandong. tey génn bi ñu génn fii du wàllu syndicat wàllu intérêt personnel bi la ak wàllu pour Dantec mën a dox parce que fu mu nekk nii hôpital bi état bi daf ko ameel xaalis yoo xamante ne daf ko war a fay te fayagu ko encore état bi daf ñu ameel 2 milliards te terewul ñun ñu ngi soox di continuer di fonctionner actuellement pour hôpital fay salaire sax problème la dañuy def prêt pour fay salaire maternité bi dañ ko war a tijji parce que état mënul jël personnel affecté ko si hôpital Le Dantec si maternité bi ba pare te tijjiwu ko. dañuy attirer attention le président de la république pour mu mën a def le tout possible maternité bañ fi toog di xaar inauguration parce que waruñu mën a maternité hôpital Le Dantec boobu ba tey ñu pare toog ne dañuy xaar pour président ñëw inauguré ko ba pare ak encore ñu ne dañu manqué anesthésiste mooy technicien supérieur yi. consultation privée bi niñ koy defee moo illégal surtout nag le président de la république moom la ñuy attirer attention parce que bor bu toll ni 2 milliards ku ko ameel hôpital boo xamante ne comme bu mel ni Dantec nga xam ne cas sociaux yeeg ñëpp fii la ñuy ñëw te fayoo ko kooku yaa ngi lor personnel bi voilà te encore lii dafa baax que mu régler problème bi parce que ñi ngi jëm ay élection si élection 2019 lañ jëm te fu mu nekk nii Dantec ñëpp a mer ñëpp a ko mere parce que yenn yi seetaan la depuis boobu ba tey nit ñaa ngi wax te réagirul. loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di soxna Aïda Mbeng jàmm nag gàddaay na fële ci Darou Souti ba ca Pikine ñii di te Fankaya ñoo booloo doon benn dank fas yéene jàmmarloo kilifa yi gannaaw ba ñu jëlee dogal kon daal di dakkal opération de déguerpissement yi fa doon amal dogal bu ni mel la ñu xamul fan la ñu ko teg opération yi la ñu bëgg ñu wéyal ko defuñu ko nag lépp lu ñu gis lu ñu luy ñëw nañ jàpp ne ñoom ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon Théodore Semedo lañ fa yebaloon. ci àllarba bii de teefanke yi nekk foraay Petit Rumina dañoo bañ a fay juuti ñoom de dañoo mere ba futtu autorité yi nga xam ne dañoo daxal opération de déguerpissement yi ci seen béréb liggéeykaay. jula yi ak teefanke yi ñu ne ñoom ñoo doon fay taxe municipale tey ji nag à partir de tey duñ ko fay ndax lu waral loolu dafa am opération de déguerpissement bi ñu sumboon le 8 janvier 2017 ci instruction état ñu def ko le 9 janvier le 10 janvier mu am un groupuscule bu créé ay incident ñu ne nañ ko suspendre. ñoom ñu jàpp ne loolu ñu daxal dafa nekk ay parparloo andi na leen bu baax gàllankoor ndax ñàkk kaaraange bi dafa ñëwaat. réew mi ñëpp a ko bokk ñëpp ñoo yem ci kanamu loi si luy ndeyu ñu tajal ñii ñu ne bàyyi wala ñaari nit wala ñetti nit ñu naan nañu ménager wala yu mel noonu mais bi ñu yërndoo wax ji ba yërndu ñun dañu gis ne dañuy gérer ay politiciens te daral bi wax dëgg yàlla ay acteurs de développement la ñu bloqué ñun moom la ñuy laaj parce que chaque jour ñu ne ñu suba dinañ ko continuer altine bii dinañ ko continuer talaata bii dinañ ko continuer alxamis bi dinañ ko wax alxamis yàlla yi nag ak altine yàlla yi kenn mënu leen jeexal mais bi ñu suspendre opération ba léegi lu mat 25 xar au minimum compté nañ ko yi nga xam ne dañ leen di yóbbu par guddi parce que anarchie bi fi am ak encombrement bi fi am xam nga saay-saay dafa bëgg lëndëm
saay da bëgg a jaxasoo. teefanke yi fu mu toll ni am ñaqare ñoom de ñu ngi wax ne bu fekk ni autorités yi jëluñu ci matuwaay ñoom dinañ andi bu baax gàllankoor jënd njaayu xar si bërëb boobu. ëpp weer léegi depuis le 8 janvier ba tey ji nous sommes le 28 février ñaari weer ñu toog di ko xaar dañu ne su opération continué wul dinañ won autorités yi ko ñooñu ñuy waxal moomuñu jur gi duñu ay jula duñu ay teefanke daral bi jur gi ak teefanke yi ñoo ko moom opération bi su continué wul tey jii adjoint sous-préfet ak le commissaire ñaan nañu ñu suspendre au mot d'ordre là on a accepté suspendre nañu mot d'ordre bi mais su continué wul su pa dinañ téye jur gi dinañ téye taxi. ñu fàttali leen opération de déguerpissement bi dañ ko daqal ci weerum janvier gannaaw bi nga xam ne yenn teefanke dañoo doon fippu bañ dogal bi nga xam ne préfet yu Pikine moom lañ jël ne dañuy def déguerpissement. ki ñu jokkoo yéen fii si diwaanu Dalifort Théodore Semedo Walfadjri. jaajëf Théodore Semedo ñu ngi koy sant di ko gërëm yàq rek tiit moom la way juru ndongo ya nekkee fële ci diwaanu Louga di dund jamono ji gannaaw ba ñu déggee li xew fële ca diwaanu Touba xew ko fële ca Petit Mbaw lu ni mel nag la ñuy bañ mu xew ci seen diwaan boobee moo tax ñu yëkkat seen i kàddu di sàkku ci kilifa yi ñu yokk kaaraange gi ci buntu école yi dañuy dem ci Louga fekk fa Omar Kayre. fii ci Louga borom kër yu bëri jaaxle nañu am jamono yi ñu toll li ko waral moo di mbirum sàccum gone yi ñuy dégg saay su nekk. jaaxle parce que vraiment Louga dafa nekk dëkk boo xam ne toujours dañ doon wax dëkk bu tranquille la suñ demee bay dégg lu mel noonu mu ngi fiy xew war nañu seetaat suñu bopp. gën see jóg parce que xale yi dañu am droit ñu aar leen sàmm leen yiir leen loolu ci seeni droit la bokk. man mii di wax sax man témoin laa ci parce que man sama doom am na année boo xam dafa jàngi ñëw wàcc di jooy ma laaj ko looy jooy mu ne dafa am ko tekki ay jaaroom mais nag yaakaar naa ñun tamit ñun parents yi am nañ ci responsabilité parce que xale boo koy jàng boo ko yóbbu muy jàngi da nga ko war a jàpp ci loxoom ba ca école ba su wàccee mu taxaw xaar la nga ñëw jël si ko. mais su fekkee da ngaa jël xale jox ko xaalis ne ko boo wàccee jël ci Jakarta ñëw ñun ñëpp xam nañ Jakarta xamuñ yeen Jakarta moo leen jël. Birame Tall di conseil municipal di wax lu ne mel. dem sax bay joxoñ baaraam ñenn ci homme politique yi mu jàpp ne saay su élection jubsee ñu leen di dégg ci xeetu def-def yi ndax rek bëgg a am nguur. réunion boobu nga xam ni franc-maçon yi dañ ko fi bëggoon def te interdire leen ko ne xam na ni metti woon na leen te indi na coow lu bari jàpp naa ni aussi te ñooñu ñu am doole lañ ci monde bi mën naa am sax xëy na ñooy def yooyu. wala génnuñu ci yooyu. waaw ak politiciens yi nga xam ni gëmuñu yàlla à 100% yaakaar na ni ku tuurul deret wala defoo sacrifice doo fa. Ndeye Marème Ndiaye nag moom laneen la gisee moom li mu jàpp moo di wax ji lu ci bëri ay rumeur la. man daal dama koy dégg rek mais gëmuma ko parce que aussi gisaguma ku ma jege ba ni ma sàcc nañu sama doom damay dégg rek nit ñuy wax 4x4 bu weex bee 4x4 bu ñuul bi mais vraiment là où je suis awma te dama dëkk ci wetu ay police ak gendarmerie. te damay yeewu di dem donc gisaguma ñu daje ba ni lii moo fa am dañu sàcc. terewul nag waajur yi ak autorités yi ñu leen di woo ñu gën a vigilant nga xam ne dara du leen bett. parents yi ñoo war a jël seen responsabilité ak président association parents d'élèves yi ak chef d'établissement yi nekk ci scolaire école yi parce que da ngay gis ci bunt yi bu ñu ubbee ñuy jël ci façon nit bu nekk nga fay gis ak ni ñuy jëlee xale yi. communauté s'engage s'il le faut mu am ay comité de veille et d'alerte dans les quartiers. képp ku gis xale bu tuuti muy dem accompagner wul fexeel ba téye ko sax ba parents ñëw jël si ko wala yooyu ñuy gën a surveiller daal surtout heure yi nga xam ne mbedd yi dafay wét. lu ci mën di am daal moo di mbirum sàccum gone jamono yii ñoo ngi koy waxtaane fu nekk ci Louga tax ba ku nekk war a defaraat taxawaayam ba xale yi gën a nekk ci sécurité. Omar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm addu jëmale ci wàllu politique ca Touba ndaw ya fa ne te fare ci parti APR laxasaanu ba dëgër fas yéene déjjati waa PDS ci diwaanu Touba ci élection présidentielle yi di ñëw ay tànki nemmeeku lañ doon amal jëm ci projet yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall sumb na ko ci dëkk ba foofu la ñu profité dal ci kaw Idriss Seck dal ci kaw Serigne Fallou Gallas Kaltoum mi dëddu njiital réew mi dem fekk njiital parti réew mi dañuy dem ci Touba fekk fu Modou Makhtar Sarr. fexe ba opposition bi ak waa parti démocratique sénégalais nërmeelu ci Touba loolu mooy suñu mbébét di kàddu yi ndaw yi bootu ci kuréel gi ñu dippee jeunesse en marche vers 2019 nee nañu kat élection yi ñuy dëgmal jëlub waa parti démocratique sénégalais dina am ci nii mbaa ci naa li ni mel ñu ngi ko xamle ci tournée bi ñu doon amal ci Touba ngir fësal liggéeyub gouvernement bi. autoroute Ila Touba xam ngeen ne président def na ci 416 milliards. hôpital bi nag président ñi ngi ko ci sant di ko gërëm ndax li mu waroon a def na ko
mais foofu tamit dañ fi profité di ñaan di wax ci occasion bi di wax ne ñi nga xam ne si ne ñoom ñoo nekk si dossier bi nañu góorgóorlu ndax bu fekkee ne ñun ñoom moom mbir mi ñu indil ñu ko ñu war koo jariñoo ñun ñi ko moom waruñu koo yàq. tey jii mu jël mbalit mi def ci 4 milliards. dëkk bi xam ngeen ne dëkk bu mag la nu nit ñi gën a yokkoo mbalit mi gën a toll noonu te président tamit dugal na loxoom ci loolu. bourse familiale be ñi ci bénéficié wu ci département bi bari na lool. financé woon na 100 projets fii ci département Mbacké. wax am na ñoo xam ne dañoo nekk ci dëkk bi rek di wax di mbeleleel kii kenn du fay wax nag di bàyyi jëf. 2003 laa fi ñëw te bi fi ñëw 2003 mosaan taw nawet fii kenn du fi mën a jaar daanañ toog pendant 10 jours 15 jours nit du fa mën a jaar. ñoom ndaw ñi potoxlu nañ ci yàq lu mel ni xeme Idrissa Seck raaxaale nañu ci sax kii fi nekkoon député APR di Serigne Gallas Kaltom Mbacké te riir wutali Idrissa Seck nee nañu kat yëgaluñ ko sax seen yaram. maa ngi mettre en garde Idrissa Seck nii ci wolof mooy muut ndax wax ju bari mënoo fexe ba yor ci am réew. na dimbale nit ñi ci coowam li muy wër Sénégal. fàttewuñu fi ñu jaaroon ak moom bi ko yàlla joxee teraanga. bi nga ko xañee mi ngi ñu koy laajte te duñ ko jox ndax bi ko yàlla joxee teraanga jox ko doole tegoon nañu naqar woo xam ne si ne ba léegi fàttewuñ ko ñu ngi koy fàttaliku kon ñun duñu bokk si ñu koy joxaat teraanga mais sëñ Gallas Kaltom ñun xam nañ ko ñoo àndoon nag moom battre campagne en 2012 jox ko élection yi biñ ko koy def nag dafa war a xam li tax ñu def ko ñun xemme muñ ko woon en tant que politicien ñun ay politicien lañ mais dañ ko xàmme moon en tant que sëriñ boo xam ne si ne mën nañoo jiite mais bu dee politique rek moo des ragaluñ ko bu dee politique rek moo des ñun ci terrain bi ragaluñ ko mën nañ ko wormaal nag ngir suñu maam dañoo gàddaayoon topp ay maamam waaye bu fekkee nag dafa bàyyi loolu ñëw fekk ñu ci terrain politique bi nay tey ragaluñ ko. ñoom ndawi APR yi nag xeex bii ñu tàmbali weetuñ ci benn yoon ndax ànd nañ ci ak leader yi nekkee ci gox bi ku ci mel ni Pathé Diakhaté. jeunesse en marche yëfu ndaw ñëpp la ñun ñëpp ñoo ko séq muy ndawi Touba yëpp kër yëpp bokk ci waaye nag son excellence Pathé Diakhaté. nag doon na kenn ci leader yi koo xamante ni ku ñu jàppale la ku ñu dooleel la. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr bu la yàlla nag nattoo ba nga dox ba dugg ci douche publique yi maanaam wanak yi nekkee ci mbedd yi bu boobaa nag daa matt sa baaraam wi ceex est-ce que sax doo fa jaar génne wàlle fa ab feebar melokaanu douche publique yi doy na waar bu ñenn ñi nag joxoñe ab baaraam tuuma kilifa yi ngànk mairie bi nañoo deful seen liggéey ñeneen ñi ñoom dañooy jël lépp daal di koy teg ci ndoddi askan wi jëmm mbay Pape Gora Gueye doxantu ji woon nañu ca marché Castor nemmeeku ji wanak ya fa nekk ñu teewlu leen ci reportage. fatt sa bakkan boo ne saraax si bile bërëb nekk na loo xam ne ni boo koy def doo ko tay tooy ba noppi am xet gu bon fii calte gi fi am jéggi na dayoo ñàkk pexe am na ñoo xam ne sax fii nañuy jàppoo Seydou Niane mooy gérer toilette publique bu marché Castor atum 1980 ba léegi. yóbbul de da ngay muñ moom. ñi moom dina am ñu defar ñoo xam ne dañuy yàq mais nag ñun moom dañu xooluñu noonu dañuy defar rek. état mënu ci dara jikko rek moo mën a changé. xam nga état mën na ko tabax mais bu doon moom rek du mel ni donc kon fekkee ne boo gisee marché douze bi am waa marché bi la. lu ni mel day rek wane càggan gi nga xam ne ni askanu Sénégal càggan nañu ko ak nit ñi ñàkk toppatoo loo xam ne ni dañu ko bokk bi le commerçant moom nee na tànkaam musul dëgg li di toilette publique. man damay toog toute la journée toilette su ma wàccee ba dem sama kër garaawul parce que damay daw microbe ñi fiy dugg la si gàttal parce que nit ñëpp yemu ñu des fois di nga am ñoo xam ne dañuy dugg ñun daal si dañuy dugg nañ toilette rek maanaam bu ñu utilisé seen toilette bi wala fi ñu defal ndox duñ fa def ndox noonu lañ koy bàyyi nga fa ñëw te lu ñëpp bokk moom yaar naa set rek moo ci war. du moom rek Mamadou Kama tamit lu ni mel mooy xalaatam. xam nga doomu aadama éducation la doomu aadama su amul yenn éducation yi foo dem doo fa mën a nekk parce que nit da nga koy yar pour mu set da ngay gën taxu ni ku yor benn kaas café naan ko pare sànni ko ci mbed bi xam nga loolu yëpp ci salte la bokk dañuy dugg sans yóbbu ndox am na kenn xamul ci biir dafa salte parce que fu ñuy tuuree ndox ak fu ñuy cabinet de la même chose mais moom boobu moom vraiment moom douche yi moom dafa salte moom. mën na jàpp ne sénégalais si boppam moo tàmm di sàggane loo xam ne ni askan bi yëpp ko bokk hôpitaux yi gaaru ceer yi administration yi ak feneen toilette publique ku ko tudd rek sa xel dafay dem si calte moonte lu ni mel mën nañoo jural ay tolof-tolof si sañu wàllu wérgu yaram jot na sénégalais bu nekk changer jikkoom si kàddu yi ñi ñu taseel. jaajëf soxna Jëmm Mbay ñu ngi lay sant di gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbi seeg yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Fatou Mata Sey lañ ci àndal buñ ci noppee dégteel leen xibaaru tàggat yaram yi.
commission bi nga xam ne bokk na ci mbootaayu xeet ga di saytu li nga xam ne ni moom moo ñeel Congo di MONUSCO ñoom nag nee nañu dinañu dakkal soo moytuwul li nga xamante ni moo di seen jàppale ngir amal li nga xam ne moom mooy di élection présidentielle yu mucc ayib ci République démocratique du Congo bu fekkee ne rek gisuñu daal dara loo xamante ni mën na leen a yokk fit ngir ñu jàppale waa Congo ñu amal seen yooyu les élection te du am benn njuuj njaaj laata at mee jeex bu fekkee ne loolu am na ñoom mën nañ see jàpp ci alxamis gi lee la ko expert yi daal di xamle ñoom nee nañu daal xayma nañu seetantal bu baax a baax ci université bu New York ni nga xam te ne noonu la Congo doxee ak seen mbirum politique ak li ñeel wàllum élection yi conseil de sécurité ba sax nee nañu daal at mi di ñëw dinañu fexe ba élection yi daal di am bu fekkee ne rek lépp set na ndax loolu rek mooy mën a am ñoom ñu taxaw si ba askan wi mën a tàbb ki nga xam ne moo di seen bu njiitum réew te benn coow du fa jik ñuy fàttali ne MONUSCO googee mandaawam sax mbootaayu xeet gi ñu ngi koy waaj a koon na dàbbaliwaat ci ab woote boo xamante ni jàpp nañu ko fanweeri fan ak benn ci weeru mars. ca Ghouta oriental ba léegi mbir ya noppeegul na foofee nag lu tollu téeméer ak ñeent fukki ak juróom-ñaar ya di ay xale faat nañu leen fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février ba xeex ya dooree ba léegi ca février ndell yooyu nga xamante ni nag te régime syrien bi ba léegi kon mu ngay woyal ay sox foofee ca Ghouta oriental fexe daal ba xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy jihadistes yi ci àllarba ji lee l'observateur syrien daal di xamle ne kon mbir yooyee jot na faa am ñu ngi ci ñaareelu fan nag ci li nga xamante ni moom moo ñeel boobu lépp trêve waaye ba léegi gisaguñu daal dara loo xamante ni dund la ñi daal di ko dugal foofee nga xamante ni rebelle yaa nga fa goxub rebelle yooyee nag lu toll ci 400 junni doomu aadama ñu ngi fay yeewoo waaye lu ñu lekk amuñu ko ak it lu ñu fajoo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février ba léegi nag lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñett fukki civil daal di nañ ca faatu li ko waral nag mooy ay sox ndell yoo xamante ni daal nañu ko faa def ca capitale bi di Damas. ca Maison Blanche amati na keneen koo xam ne nii tekki na ndombal tànkam di Hope Hicks moom bokk na ci ñiy xelal kii di Donald Trump ay atam toll na ci 20 at ak juróom-ñett ku teel a dugg la nag ci li nga xamante ni moo di géew politique gi ci campagne yu Donald Trump nekkoon fa nag ki nga xam ne ni moom moo yore li di wàllum communication bi septembre ba léegi moom bëriwul lool ay wax nag ci média bi waaye ku amoon solo la ci ginnaaw ki nga xam ne moom moo di Donald Trump nekkoon ab mannequin dugg ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyu Ivanka Trump ca New York njiitu réew mi nag am kóolute lool si moom Hope Hicks bariwul woon ay wax rawatina bu toogee ci fi nga xam ne ni moom mooy commission bi moom moo doon kon ñeenteelu nit bi nga xam ne nii boobule poste moom moo ko yor nekk kon ki saytu mbirum communication bi ci kanamu Sean Spicer mi nga xamante ni nag takkal nañ ko ndombal tànk ci weeru janvier atum 2017. jërëjëf Fatmata Sey ñu ñëw ci xibaaru tàggat yaram dañ koy door nag ak football Ligue 1 sénégalaise mooy match d'abo tey jii muy match retard yi di am tey jii ci stade Alassane Djigo bu Pikine ci wàllu 12e journée bu ñetti waxtu ak genn wala jotee NGB ñaari tali mooy dalal Guédiawaye football pro buñ ci jógee nag ci wàllu 4e journée bu juróom-benni waxtu jotee kii di Union Sportive bu Wakam mooy daje ak Njàmbur bu Louga xanaa di fàttali ni rek li nga xam ne moom mooy ci wàllu classement bi kii di Génération Foot moo jiitu nekk ci bopp raw gàddu gi ki nga xam ne mooy Sonacos bu Diourbel moo nekk ci ñaareeli place bi ci ñetteeli place bi nag muy Jaraaf ci bu Ndakaaru Union Sportive bu Wakaam bi nga xam ne moo gën a néewle ci match yi mu joué moo nekk ci suuf Ndaare moom nga xam ne juróom-benni match rek la joué gum bu ñu jugee ci Ligue 1 sénégalaise dañuy dem ci wàllu Coupe du Sénégal démb gannaaw bi Génération Foot daane ki nga xam ne mooy équipe boobu ñuy wax Walidane bu Thiès ñeenti bal ci dara ba tax na fu mu nekk nii Génération Foot moo équipe bu mujjee qualifié ci 16e de finale yi ñii nag ñoo qualifié 16e de finale yi ci wàllu Ligue 1 bi Génération Foot Mbour Petite Côte Guédiawaye football pro Linguère bu Saint-Louis NGB ñaari tali Jambar bu Saly Sonacos bu Diourbel Casa Sport bu Ziguinchor
AS Douane Union Sportive bu Wakam Teungueth Football Club ci wàllu Ligue 1 ci wàllu Ligue 2 ñii ñoo qualifié ci 16e de finale bi Renaissance bu Ndakaaru Union Sportive bu Gorée kii di EJ Fatick Duc AS Pikine Jamono bu Fatick Etix bu Mboro Olympique bu Ngor ak ñooñu ñoo qualifié li nga xam ne moom mooy ci wàllu waa Ligue 2 waa National 1 muy 3e AS Cambérène Zik Inter Kawral bu Vélingara Kaolack FC Cneps bu Thiès ak Darou Salam bu Sébi Xotaan ci wàllu National 2 muy 4e division foofu nag ci wàllu 4e division bi nag ñi ci qualifié moom mooy ki nga xam ne mooy Demba Diop bu Mbour Louga FC SSAD Espoir bu Guédiawaye dëkkandoo bu Louga ñooñu ñoo qualifié ci li nga xam ne moom mooy waa lii di 3e 4e division tirage au sort 16e de finale yi nag dinañ ko amal altine jii di ñëw ca siège fédération sénégalaise bu football buñ ci jugee dañuy dem ci wàllu nawetaan zone 4B bu Ndakaaru mooy waajal ay finalam waaye nag moom mi nag zone 4 boobu nag dafa amoon ay jafe-jafe pour mun a gaaw a jeexal ay compétition ba tax na dafa demoon ci ay terrain vague la ko doon joué muy lu ci mel ni terrain police waaye nag jàmm ñëw na ba jeexal nañu seeni ay compétition waaye nag jafe-jafe yooyu mu ngi nekk seen ginnaaw léegi nag ñu ngay waajal li nga xam ne moom mooy final bi nag dañ kaa toxal yóbbu ko li nga xam ne mooy stade Alassane Djigo li ko waral stade Demba Diop dañ ko tëj gannaaw li fi amoon ca at yële ñu génn final bo yooyu nag dimanche lay am ca Pikine ci wàllu kade yi ASC Baobab mooy daje ak ASC Jàppo ci wàllu senior yi ASC dëkk Jànkalaar mooy daje ak ASC Karak mu nekk nag ay final yoo xam ne ay équipe ay ASC yu am ay nit ay mbooloo lañu ba tax na dina nekk lu rëy waajal final boobu démb nag li nga xam ne moom mooy waa zone 4B ki ko jiitee di Alioune Soumaré moom nag dafa doon dalal équipe yi pour di waajal li nga xam ne joŋante mu ñëw nag di def benn bilan à mi-parcours ñu déglu ko ci sunu micro reporter. saison bi nga xam ne saison bu metti la woon mi nga xam ne organisé nañ si ay match yoo xam ne ñu ngi ko joué école police. ñaari match rek lañ jot a joué Iba Mar Diop ñu tëj ko ñu obligé joué suñu majorité match yëpp fii ci école nationale de police donc joué nañu 26 matchs en senior ak 18 matchs en cadet léegi ñu ngi jëm ci final boo xam ne ñu ngi koy joué dimanche bu soobee yàlla fële stade Alassane Djigo bu Pikine dañ ne dinañ fexe ba bu ñuy dem ñu jàppale ASC comme fi ñuy jëm dafa sori ñu jéem a jàppale ASC ñu jox leen car boo xam ne da leen di yeb seen quartier respectif jox leen yóbbu leen ba stade ba xaar leen bu match tas ñu indi leen jox leen 100 tickets accompagner leen ko may leen ko pour ñu yóbbu seen ay supporters loolu yëpp bu ñu ko muñee te parce que dafa am ñu jàppale ñu ñu jàppale nag mooy partenaires yoo xam ne comme ni ñu ko waxee le parrain Abdou Karim Fofana le waa ONCAV yi le président de l'ONCAV Amadou Kane mu ngi nii toog waa ODCAV Momar Lo bu ODCAV ñoo ci jàpp. waaw loolu nag moom mooy final bi nga xam ne ñu ngi koy waajal fële ca Pikine waa zone 4B jeexal ko ak wàllu basket coupe Saint-Michel tey jii lay quart de finale yi di door ci stadium Marius Ndiaye bu juróomi waxtu jotee Mermoz mooy daje ak Union Sportive bu Wakam bu 20h30 jotee Saltigué bu Rufisque mooy daje ak militaires yi waa ASFA ñu ngi koy jeexale nag quart de finale coupe du Sénégal yi ci samedi ji stadium Marius Ndiaye Douane mooy daje ak Sibac Duc daje ak HLM basket club. lii nag moo fi ruusoon ci wàllu tàggat yaram ñu bàyyi leen nag ak ki nga xam ne delloo lenge yi kii di Seydina Omar Ba.
jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbi seeg yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm yéen a bi di Walf Quotidien xëy di ñu dégtal ne njiitu réew mi Macky Sall ma ngay waajal élection présidentielle tax jot na recruter ab français bi ko yoral lii di communication présidentielle am yéen a bi ñu xamal ne njiitu réew mi Macky Sall jubluwu ci lenn ngir bëgg a jëmmal boppam rawatina liggéeyam yéen a bi ne kan njiitu réew mi Macky Sall dénk communication am di doomu Bernard Kouchner Walf Quotidien di ñu fàttali ne ci élection présidentielle 2000 Abdou Diouf amoon na fi Jacques Séguéla ma mu dénkoon communication présidentielle am bu dee ca nguruk soppi gawoon Abdoulaye Wade ci élection présidentielle 2012 amoon na fi kii di Anne Meo bu image 7 yéen cabinet tey njiitu réew mi Macky Sall topp na ay tànk Abdou Diouf rawatina ay tànk Abdoulaye Wade daal di fab communication présidentielle am dénk ko doomu Bernard Kouchner yéen cabinet la cloche daal di ko feelu gis ne ñenn ci ay jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall war nañoo defaraat seen communication war nañu xoolaat la ñuy wax bellu ñu ñàkk seen làmmeñ moo leen ko xañ yéen cabinet ci ñooñee bokk na ci Aly Ngouille Ndiaye jawr ngi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi ne yéene moo njiitu réew mi Macky Sall falu premier tour ci élection présidentielle ñu jëm ne képp ku ànd ak njiitu réew mi Macky Sall dina def kéemtalaay kattanam ngir nga bindu dina def kéemtalaay kattanam ngir nga am carte électeur Aly Ngouille Ndiaye ne dina def lépp ngir nga wote bu fekkee ne njiitu réew mi Macky Sall nga àndal keneen ku ànd ak njiitu réew mi Macky Sall te la mu wax doon lu doy waar di Farba Ngom mi xamle yàggul ne bu weesoo njiitu réew mi Macky Sall àndul ak kenn gëmul kenn ak képp ku mu mun a doon ka leen ñetteel te doon militant APR te waxoon fi lu rëy di Moustapha Cissé Lo mi fi yekkoon lu mel ni xeme Alioune Sall mi mu waxoon ne bi magam njiitu réew mi Macky Sall faloo ci boppu réew mi ca lañ ko xam ana fu mu ne woon moom Alioune Sall Moustapha Cissé Lo yemu fa yekkoon na fi lu mel ni xeme waa mouvement Y'en a marre xamaloon askan wi ne bile mouvement yéeneem weesuwul bëgg a def coup d'état ci réew mi keneen ko ay waxam des ci réew mi di Mbagnick Ndiaye moom mi waxoon ne bu faloo tey bu doonee ministre tey yàlla ak Marème Faye Sall première dame mooy ki ko jox ndombol tànk la cloche ne ba ci Youssou Touré ay waxam ngi ni tege ba tey gannaaw buñ ko follee ci gouvernement bi jotoon na fi yekk lu mel ni xeme nguuruk Macky Sall laata mu ne waxet moom Youssou Touré yéen cabinet ba ci ministre d'État Mbaye Ndiaye ak la mu jotoon a wax ci càccum croix ca armeelu Saint-Lazare ca la Mbaye Ndiaye jële woon kàddu xam le ne ki sàcc li ni mel na ko chrétiens yi seet seen biir kàddoom yooyu le juróon fi coow yéen cabinet la Tribune ne coow juddu na ci diggante El Hadj Kassé ak Cheikh Bamba Dièye ña ngay jokkalante kàddu ci réseaux sociaux yi maanaam ci internet bi El Hadj Kassé daal di siwal ab vidéo goo xamante ne Cheikh Bamba Dièye ma ngi ca doon tàgg ma ngi ca doon kañ lii di conseil économique et social ci atum 2014 gi ñu weesu tey Cheikh Bamba Dièye taxaw ŋàññi conseil gi ni mel xam le ne saay bu jotee ci boppu réew mi kenn dootu fi déggati conseil économique et social El Hadj Kassé daal di fàttali ne la Cheikh Bamba Dièye waxoon ci atum 2014 wute na lool ak li mu wax tey ci biir yéenekaay bi Cheikh Bamba Dièye jot na ko tontu ci saasi ne bu ñu seet waxeet ci réew mi kenn rawu ci njiitu réew mi Macky Sall ana mandam ga mu waxoon ne dina ko def ci juróomi at ana ñaar fukki ministre ak juróom ya mu digoon askan wi ana la mu digoon xewum ndaw ñi ana la mu dige woon ci njàng meek njàngale mi ana la mu dige woon ci leneen ak leneen bu ñu sukkandiko ci Cheikh Bamba Dièye yooyu le kàddu la daal di tontu kii di El Hadj Kassé yéenekaay bi di réew mi quotidien ne Aly Ngouille Ndiaye jaww ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi coow topp na ko ci jamono ji gannaaw bi mu xamle yàggul ne yéene mooy njiitu réew mi Macky Sall falu ci premier tour ci élection présidentielle yi ñu jëm ne lu mu laaj dina ko def doon lu metti lool Idrissa Seck ak ñamu àndal daal dinañu sàkku ci jawriñ gi mu tekki ndombol tànkam ca na mu gën a gaawee opposition bi ne dañu amal tende falu ñaxtu ca buntu ministère de l'intérieur réew mi quotidien te moo ne de njiitu réew mi Macky Sall jot naa rafetlu ay kaddu Aly Ngouille Ndiaye jot na ko jaajëfal jot na ko sargal ci ndaje conseil des ministres gawoon démb yéen a bi di Les Échos di ñu xamal ne Idrissa Seck ak Pape Diop kenn ku ne ci ñoom dal na ci Aly Ngouille Ndiaye Moussa Diakhaté bu bokk gis-gis ay kàddoom ci Les Échos xamle ne dootul yàgg opposition bi dañu ñaxtu li ni mel ne dafa jekkul te dafa jaaduwul dafa yenuwul maana jawriñ gi ñu denk kaaraange bi réew mi te tëddeewul njaaxaanaay ñëpp daal di wote ci élection ñu jëm doonul lu ko soxal Pape Diop njiital bokk gis-gis gis ne woto yi njiitu réew mi Macky Sall jënd bees ngir waajal yëngu-yëngal gu mun a am ci réew mi bokk na ci ngir xooxatal askan wi Pape Diop ne loolee yëngalu leen benn yoon ñu dem ci yéen a bi di Le Quotidien mi ñu xamal ne géopolitique bi yëngu na ci jamono ji ka ko yëngal di Aly Ngouille Ndiaye jawriñ gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi gannaaw kaddu yamu fësal yàggut xam le ne dina def kéemtalaay kàttanam ngir njiitu réew mi Macky Sall faluwaat ci élection présidentielle 2019 ci premier tour ak la mu laaj dina ko ci def opposition bi ne du defu waxu te ku wax feeñ ne kii di Aly Ngouille Ndiaye feeñal na boppam bu ñu sukkandiko ci waa bokk gis-gis mi xam le ne lii di ku jéeg politique bi dañ ci amal ñaxtu juróom-ñeenti fan ci weeru mars gi ñu ne yéen a bi di 24 heures ne lu aju ci wàccaayu élection yi ak lii di
di processus électoral bi ak rapport bi nga xamante ne moom la cadre de concertation jot a tënk jébal nañ ko njiitu réew mi Macky Sall mi xam ne dootul yàgg dina ko jébal conseil des ministres jébal ko assemblée nationale a liggéey bu front national ne xelam dalul benn yoon ci processus électoral gi ni mel ndax lii di coowal parrainage bi dara leeragu ci waa APR gis ne opposition bi waxaleen dese yéene kaa bi di enquête xëy amal gëstu bu yaatu ci ñaari candidat yi fës kenn ku ne ci ñoom nar cee dagaan baatu askan wi muy njiitu réew mi Macky Sall ak njiital parti réew mi Idrissa Seck yéene kaa bi xëy di laajte ndax maître Abdoulaye Wade du doon ku leen fas yéene arbitré ci élection yi ñu jëm ana ci kan la mun a féete Mamadou Omar Ndiaye njiital Le Témoin xamle ne bu féete di am moom maître Abdoulaye Wade mun naa féeteek Idrissa Seck ndax Idrissa Seck doonul ku tëj doomam leneen ci ay kàddoom te Mamadou Omar Ndiaye jot ko fësal ne dina jafe lool ñoom ñetti ñi le ñu déggoo wala ñu ànd ndax neexawuñu rawatina duñu jaaroo taal ndax ba tey njiitu réew mi Macky Sall fàttewul la mu dajoon ca assemblée nationale ca nguruk soppi ga woon juróon la ko yóbbee woon kaso moom Idrissa Seck tey Abdoulaye Wade munta muñ doomam Karim Wade mi njiitu réew mi Macky Sall yóbbu kaso Mamadou Omar Ndiaye ne ànd ci ñetti ñi le dina jafe lool direct info ne xëccoo ba dina am ca Thiès waaye kii di Siré Dia njiital poste mun na doon ki gàllankoor Idrissa Seck ca Thiès yéene cabinet moom Siré Dia moomule ay mbër jóg nañu ngir dooleel ko ku mel ni Ama Baldé ak Boy Niang ne la leen yitteel mooy njiitu réew mi Macky Sall amaat deuxième mandat Abdou Ndéné Sall ministre délégué ay kàddoom ci l'évidence xamle ne deuxième tour du am ci élection présidentielle 2019 ndax bilan njiitu réew mi Macky Sall moo koy falaat ci boppu réew mi ay kàddoom la ñu fekk ci biir yéene cabinet Les Échos moom Serigne Mansour Sy Djamil xamle ne ci jamono ji Serigne si yépp ay politique te yéeneem ci géew politique bi bokk na ci jiite réew mi ëllëg bu ñu sukkandikoo ci njiital bés du ñàkk yéene cabinet Sud Quotidien xëy di ñu gëstul bariwaayu accident yi ba doon na lu jur waxtaan démb ci dajeb conseil des ministres yéene cabinet njiitu réew mi Macky Sall jukki na matuwaay ak dogal ya ñu jëloon ci weeru février 2012 gi ñu weesu daal dina ko jébal premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ngir ñu mun cee taxaw jëfee ko yéene cabinet Zoom info ne lu jëm ci yooyu le accident njiitu réew mi Macky Sall jégalatul dale ko ci woto bu jaarul ci yoon sàkku na ngir ñu gën a saytu lii di permis de conduire yi saytu carte grise yi ba ci assurance yeeg visite technique yéene cabinet ci jamono joojule ab kaaru Njaga Njaay def na musiba démb ca buntu Pikine ab dawalkatu saret la fël daal di saaraan daal di mbëkk ab soxna gu doon jaay ca buntu Pikine fa la soxna sa faatoo ci saasi ñu dem ci yéene cabinet l'Observateur mi xëy dalal ñi nga xamante ne ay drogué lañu jéena ba aan toll ci ñaar fukki at ak juróom doon élève ma ngay fàttali ne bëggoon a saafara lii di jafe-jafe crise ga mu am tax mu doon drogué wu waaye tey doon na lu yàq dundam keneen ku dundam yàqu ci dorog di Ousmane Dembélé toll ci juróom fukki at ak juróom di ab taulier Ousmane Dembélé ma ngay fàttali ne ci atum 1999 ca la ko benn xaritam dugal ci njëlum héroïne waaye booba tey daj na ci lu metti keneen ku ci daj lu metti di ki néggéey toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñeent gis na ne prostitution ga muy def maanaam jaay boppam ga muy def doon li waral tey muy drogué wu ñu dem ci yéene kabi di libération mi ñu xamal ne amagul liberté moom Assane Diouf borom partagé leen vidéo yi ba tey ma nga nungu siin yéene kabi ne ay avocat am doon sàkku ngir mu am bàyyib négandiku maanaam liberté provisoire waaye dañ ko mujjee gàntal libération ne terewul juróom benn fan ci weeru mars moom Assane Diouf dina jàkkaarlook yoon yéene kabi di las ne gan gangoog di Recep Tayyip Erdogan njiitu réewum Turquie démb la yegg si Ndakaaru Mamadou Bassirou Kébé mi jiite kuréel gi boot waajuru ndongo ya ne ca Yawu Selim ne kontaanuñu benn yoon ci ngan gi ni mel ndax njiitu réewum Turquie gàllankoor yam leen jural ana lu bawoo démb ci ndajeb conseil des ministres yéene kabi di Le Soleil ne ñii di ASP yi bu ñu teddee tey war a mun a nelaw ba yandoor ndax njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal yokkaat seen contrat ba 2020 lii di gaañu-gaañu Neymar doon lu yéene kabi di stade xëyee mag ñuy dégtal ne dina amal opération ca Brésil waaye kii di Neymar mun a footballal Brésil ci mondial gi ñu jëm doon lu leen yitteel ci jamono ji yéene kabi di réew mi quotidien soxna sile la doonoon yitteem maanaam dëgëral néegu séyam taxoon mu demoon ca Rufisque seeti fa ab sëriñ waaja daali ba lay wuyoo toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett gannaaw bi mu dalalee soxna sa daal di ko toogloo ci ab bidon bu diw ndox sëriñ ba jël kaas sotti ca ndox am lum ca ñaan daal di ko tuur soxna sa tàmbalee jànnaxe daali ba daal di defaru ba jekk yegg ci kawam may laaj ndax doonul saafara gu jur jàngoro ndax soxna sa la mu namoon muy dëgëral séyam te loolee mujjuta sotti gannaaw lam fa daj muy lu yéeme loolu Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant tamit di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb Ajaratu Penda Diallo Gueye moo fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba bon mbokk yi yéendoog jàmm